asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum sunu mbokk internet yi rawatina sunuy abonné gëj ngeen ñu gis tuuti dara la waralu ko woon ñu dul nekkoon ci yeneeni liggéey ak sunu invité bii di monsieur Touré. Voilà bu ngeen gisee nag tey ñu ñëwaat fii ci seen émission bii di ëttu immobilier ci chaîne bii di Mously Immo Sénégal pour leeral leen yenn yi nga xamante ni mu ngi ci immobilier te ñu baree bari xamuñu ko. tey ñu amoon ay questions yoo xamante ni ay questions du jour la question du jour bu ngeen ko déggee mooy ñi nga xamante ni ñu ñuy faral di suivre binduñu ay bataaxal pour ñu faram-fàcceel leen ko fii ci chaîne bi di Mously Immo Sénégal ci émission bi di ëttu immobilier. Voilà dañu amoon benn waay joo xamante ni mu ngi tudd Alioune Diallo ak ki nga xamante ni di El Hadj Cissé ak ki nga xamante ni nag di Codou Ndoye ñett ñi ñooñu doon laaj ay question ki si njëkk di Aliou Diallo mu ngi doon laajte lan mooy niqab. waaw niqab nag bu ngeen ko déggee mooy maanaam plan cadastral la boo xamante ni au niveau des impôts et des domaines dafa am benn kuréel boo xamante ni ñoom la ñuy wax bureau des cadastres. Voilà ñoom ñooy defar plan cadastral defar ko benn boo xamante ni plan cadastral boo xamante ni numéro terrain bi moo fay figurer ak yeneen i parcelles yu mu dendal ñu génnee foofu benn niqab mooy numéro boo xamante ni ñoom ñoo koy créer boo xamante ni presque nee na den 9 jàpp 10 chiffres yoo xamante ni moom la ñuy créer ki nga xamante ni mooy borom parcelle bi. waaye nag avant nga fay dem aussi dafa laaj nga dem gis benn géomètre boo xamante ni agréé la mu defal la benn plan de géomètre boo xamante ni moom ngay jël yóbbu ko au niveau des impôts et des domaines ci kuréel bi boobu ñu leen di wax di bureau des cadastres ak sa photocopie d'identité yow mii di intéressé bi nga fay 12 700 boo xamante ni maanaam bu fekkee dafa am signature maire kese du ko mën a def parce que administrativement duñ ko reconnaître. parce que foog mu am cachet sous-préfet wala cachet préfet bu ko defee ñu mën a reconnaître kii plan cadastral boobu noonu pour mën a créer la ay numéro pour defaral la ko mooy nekk numéro yoo xamante ni waa cadastre ñoo la koy créer boo xamante ni c'est matriculé waaw moom mi nga xamante ni borom terrain bi moom moo ko demandé ak turam mu daal di si génn. léegi deuxième question bi kii aussi di El Hadj Cissé dafa doon laaj lan mooy différence acte de vente ak acte de cession et perte. waaw acte de vente bu ngeen ko déggee mooy maanaam lépp loo xamante ni mën nañ ko hypothèque maanaam lu ñu mën a hypothéquer mooy maanaam mu nekk titre foncier wala bàyyi loo xamante ni banque mën na si teg loxo pour mën la tabaxal sa kër moo xam pour mën la lebal xaalis ak lu mu mënti doon loolu mooy acte de vente. acte de cession et perte boo ko déggee mooy délibération loo xamante ni mënuñu ko hypothéquer. maanaam mënuñu ci basé wu pour loo xamante ni dëgër laay la pour mën la lebal xaalis wa ilaa ñu loo xamante ni garantie la au niveau des banques ak yooyu. waaye nag ça ne veut pas dire que ni baaxul baax na parce que boo seetloo délibération def nañ ko plusieurs fois ci waxtaan autorisation d'occuper la ça ne veut pas dire que ni baaxul waaye duñ ko mën a hypothéquer maanaam suufu askan la moo tax. maanaam domaine national la pour gàttal ko. léegi nag troisième question bii nag nga xamante ni mooy Codou Ndoye. waaw Codou Ndoye dafa ne moom dafa loué ci benn kër mu ngi fay borom kër gi mosu koo amel dërëm mais dafa sous-loué yeneen locataire borom kër gi nag ne da koy génnee moom mu ne ko yoon may na ko mu toog 6 mois ci kër gi. léegi nag comme que nee na amelul borom kër gi dara borom kër gi mënalu ko dara. ah foofu nag dafa am loo xamante ni war nañ koo leeral parce que bu dee yaag borom kër gi da ngeen waxtaan ci contrat te waxoo fenn foo xamante ni da ngay sous-louer ba mu jox la avion kooku maanaam borom kër gi mën na la topp ci yoon ba yoon daan parce que loolu nekkul ci contrat bi. bu fekkoon yow yaa jël engagement bi def ko bu ko defee ngay fay location normale bu la borom kër gi bëggee génnee am na beneen yoon boo xamante ni. boo xoolee ci loi bi dina la protéger parce que amee loo ko dërëm mais boo xasee ba amee nit ki benn weer rek kooku mën na la topp ci yoon. waaye nag
problème bi mooy borom kër gi pour mu topp ko aussi foog mu gis locataires yi nga xamante ni locataires yi mu suulee ñooñu itam bu ñu ko joxee seeni kàddu pour wane ni effectivement kat waa ji daf ñoo loué maanaam chaque weer ñu ngi koy fay kooku bu ñu demee si kanamu àttekat bi mën na ko teg ay daan. waaye nag 6 mois yi ngay wax aussi ne borom kër gi daf la ko war a may ça ne veut pas dire que 6 mois yi da ngay toog si këram doo fay dërëm déedéet ñu bëree bëri dañuy juum foofu 6 mois yi chaque weer da nga war a fay sa bayeeru kër gi propriétaire bi nga xamante ni moom këram chaque weer da nga ko war a di ko fay yow mii di locataire ba 6 mois yi jot nga génn dem sa yoon. sinon lu ko mooy parce que moom boo ko yorul dërëm mënu laa topp si yoon lu ko mooy mën naa dem gisi ji huissier bu ko defee huissier dana bindal benn assignation boo xam ne 35 000 francs la koy fay moom borom kër gi topp ko si yoon te bu ko toppee si yoon tamit dafa am ay procédure dina jaar tribunal moo war a génne parce que police ak gendarmerie affaire civile la loolu ñoom seen yoon nekk si tribunal moo war a génne. tribunal nag amaan na buy génnee aussi bu ñu ñëwee huissier bi war a génnee say bagage boo riposté wala nga def naka sudul noonu ba ñu jëli gendarmerie wala police mën na ñëw indil la problème bu ko defee daan sax mën na la si fekk parce que tribunal moo la daan bu pare. waaye ñu bëri ñu ngi juum ni buñ la mayee 6 mois doo fay borom kër gi dara 6 mois yi da ngay fay borom kër gi waaye nag si kaw aussi yoon dafa ne bu xasee ba dugg benn weer fay ko kooku borom kër gi mën na la topp si yoon waaye nag yoreloo ko dërëm aussi am nga ay droit waaye ça ne veut pas dire que droit yooyu noonu 6 mois yi ñu la jox comme délai 6 mois yooyu yëpp da nga koy tëdd doo ko fay loolu aussi yaakaar naa réponse bi leer na te dinañ gën a ñëwaat tamit si waxtaanu immobilier yi ñi nga xamante ni ñooy borom kër yi ak locataires yi pour ñu gën a leeral askan bi parce que ñu bëree bëri di borom kër yi xamuñu seen droit waaye ñu bëree bëri ñiy loué aussi xamuñu seen droit. bu ngeen amee question yi ngeen ñuy posé mën ngeen ko def si commentaire yi suñu numéro téléphone di 77 887 25 13 abonné leen si chaîne bi di Mously Immo Sénégal ndax chaîne bi vidéo yu am solo rek la ñuy def di partager vidéo yi di def seeni commentaire lépp luy def vente terrain achat gérance lotissement terrassement mën ngeen ñu contacter encore une fois 77 887 25 13 abonné leen ci chaîne bi activer cloche bi ngeen xamante ne di ngeen seetaan lépp loo xamante ni mu ngi ci chaîne bi di Mously Immo Sénégal ak sunu émission bi di ëttu immobilier kon duñu def lu dul jox leen dig daje ba beneen yoon ak yeneen i jàngat jaa ngeen jëf